ginnaaw gi nag mu ngi xaarandi fa wànnenti di mujjee ki gëtëm ak kile di rek juge d'instruction bi nga xamante ne jamono ji moom moo yore woon li di passeport am waaye itam ngir mu mën a ñun ko delloo mu mën a doxiwaat ay soxlaam ni mu waree ci noonee nag la ñu nemmeeku moom moo di parquet moom dafa lànk ci demande bu nga xamante ne ay avocat am ñoo ko sàkku woon ci noonee nag yenn ci avocat mi daal dinañ wax ne rek dinañ ci indi ay tontu bu yàggul dara ci ab bataaxal waaye nag ndax dina am njeexital ci carrière politique am ginnaaw gi nag moom mu nekk candidat bu Pastef ci mairie Ziguinchor bu fekkee moom moo ko gagné ndax dina am ay gàllankoor ci wàllu wunu mel lamp loolu ne moom la Younoussa Baldé daal di samp ab laaj ci ñu teewlu ko ci. yoon Ousmane Sonko mu ngi ci ay jafe-jafe yu métti parquet bi nangu ko delloo passeport am rax ci dolli levewul régime de contrôle judiciaire bu muy dund weeru mars ba léegi donte sax avocat wam it jot nañ ci def ay demande ci wàllu woowee ni ki démb laaj bu sampkaay mooy ba kañ lay Ousmane Sonko di dund situation bi ndax li ni mel du ko jural ay conséquences ci wàllum politique bu demee ba gagné élection locale yi ci Ziguinchor mu di ay laaj yu nit ñu bëri di laaj jamono ji bañu sukkandiku ci kàddu maître Kourechi Ba bokk ci avocat yu Ousmane Sonko naam mesure bi sauvé na Sénégal ci weeru mars bi ñu génn wante jamono ji dafa jàpp nii rek bii le mesure amatul benn sens waaye ñu fàttali nii rek ci bii le situation de juge d'instructeur bi moo am kàddu gu mujj gi moom mun na topp parquet bi wala mu def leneen kon ëllëg Ousmane Sonko mu ngi ci yoxoy juge d'instructeur yi maître Kourechi Ba di ñu xamal ni tamit avocat yu leader bu Pastef bi daañu waxtaan ngir génne benn communiqué ñu fàttali nii rek Ousmane Sonko dañ ko tuumaal viol ci Adji Sarr convocation bu ñu ko convoqué woon ci weeru mars bi indi woon ay jafe-jafe yu métti ci Ndakaaru ba tax lu ëpp fukki nit ñàkk ci seeni bakkan. jërëjëf Younoussa Baldé ñu daal di àddu nag ci wàllu politique xam ngeen ne dépôt liste yu candidature yi jëm ci wàllu local 2022 yi daal di nañ koy buur ci noonee nag gis nañ ni déroulé na ci anam bu mucc ayib gis nañ aussi ci préfecture yu mel ni bu Almadies Parcelles Assainies ba ci Dakar Plateau lépp nag amal nañ ko ci anam gu mucc ayib waaye Dakar rek am na lu toll ci fukk ak ñaar ci ay candidats yoo xamante ne ñoom ñoo bëgg jongante jëm ci wàllub mairie bu Dakar. waaye ci mairie boobee nag gis nañ ne élection locale yi du yomb benn yoon fii ci Ndakaaru ak fële ca Ziguinchor mu nekk nag fu ñëpp bàyyi xel bu baax a baax bu ñu sukkandikoo ci analyste politique bi di Bakary Domingo Mané mi jàpp ne nag élection la yoo xamante ne dafay am enjeu bu rëy rëy surtout nag ci capitale bi fii ci Dakar ak fële ca Ziguinchor ñu teewlu ay kàddoom. lu ko mun a expliquer mooy dans un premier temps ce que j'appelle la quête de prestige xam nga bu ñu la nee yow yaa maire Dakar yow yaa maire Ziguinchor yow yaa maire Thiès xam nga loolu day joxe benn prestige pàcc bu ñaareel ba mooy rue bi yëpp positionnement politique lay wone ñu bëgg a nekk maire dans les grandes villes dañuy sóoraale ëllëg bi mooy élection législative ak élection présidentielle de 2024 parce que boo nekkee maire Dakar yow mun nga négocier ak candidat yoo xam ne dañu bëgg a jël réew mi parce que sa positionnement baax na boo jàngatee vraiment rue bi dëggantaan am na lu ñuul ci soow bi bu ma jëlee Dakar rek 12 candidats mais am na candidats yi ñoo xam ne daal ils viennent juste amuser la galerie ñi xam nañu. ñu daal di àddu nag ci ñenn ci communauté Lebu bi nga xamante ne dañoo mer ba futt ci kaw kile di ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr ñoom nag dañoo jàpp ne respecté wul ay engagement wam du samay kaddu yi kile di Doudou Diagne Diécolo moom nag daa jàpp ne fu mu toll nii génnee nañ ci course bi jëm ci wàllu mairie Dakar bi kile di Abdoulaye Diouf Sarr ñu teewlu ay kaddoom Tidiane Diallo moo ko taataan. Diouf Sarr il est en retard Diouf Sarr li mu fi def benn doomu aadama mosu ko fi def. ñu jël suñu suuf Yoff di xeex suuf Wakaam di xeex suuf Ngor di xeex suuf mu toog mu ne suuf si lébu yi moomuñu fi dara te moom mu ne lébu la moom ku ko laaj lébu yi mënuñu fi dara wala moom nañ dara léegi nag mu bëgg lébu yi wooteel ko lébu bu ko wooteel war nga lébu. ñu daal di wutili fële nga xamante ne moom moo di sa Sindia préfecture ba nag gis nañ ne ni ki démb la ñu buur yile liste jëmale ko rek ci wàllub candidat yi bëgg jongante ci boobee mairie mu mel ni nag yëkkati nañ ay kaddu dénk ko sunu ndaw lu ñu toogal foofee ci Mbour di Alioune Badara Sonko ñu teewlu ay kaddoom.
comme niñ ko amalee ci yeneen gox yi fasantikoo ci diwaanu Sénégal fii ci diwaanu Mbour ñi nga xamante ne ñoo jiite coalition parti ñëw nañ déposer seen liste ci préfecture bu Mbour li ci mel ni coalition Benno Bokk Yaakaar ki ko jiite di Cheikh Issa Sall ak coalition Yewwi Askan Wi bi nga xamante ne avocat bi di Maître Tall moo ko jiite. jëm ci wàllu élection. peuple sénégalais la population sénégalaise dafa jot ñu rendre leen ñu aider leen ñu retrouver seen dignité te dignité boobu ñu gis espoir boobu ñu am ci coalition Yewwi Askan bi lañ ko am. loolu moo tax askan bi yeewu woon incha allah dinañ yeewi ko yeewu nañ yeewee ko rek moo ci des. ni ay mero moom Pierre Jo Ndiaye moom it jiite ab coalition fa la nga xamante ne mooy ca diwaanu Joal. lii processus bu yàgg la ñu siy dox di siy wax de la manière la plus démocratique ba ñu tànn suñu candidat. tey lu koy gën a jëmal lu koy gën a matérialiser moo nekk dépôt bu ñuy soog a def. maire bu Mbour bi nga xamante ne moom dafa dogoo ak waa Benno Bokk Yaakaar di Fallou Sylla moom it naga noonu ñëw na déposé ci liste bu parti socialiste. li ñu indi woon 2009 indi ñu ko 2014 moo ñu ko war a yóbbulaat 2022. en tout cas li gën a fës ci ñoom ñëpp seen ay kàddu mooy élection yi nañ ko def ci jàmm xam ni bu élection yi jeexee mbokk mi dafay des. ñu desandi ci wàllu wu nu mel bi la yoon ca Kaolack la ñu jëm foofee it daal dinañoo déposé ñoom itam seen liste ba noppi muy coalition Benno Bokk Yaakaar ak coalition yi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg a jongante ci mairie bu Kaolack waa Benno Bokk Yaakaar nag ñoom daal dinañoo dëggal rek ne génne nañ ki la di maire bu fa nekkoon di rek maire sortant bi Mariama Sarr ci biir boobee coalition di Benno Bokk Yaakaar génne nañ ko ci bile liste ñu ànd ceek sunu ndaw lu ñu toogal foofee ca Kaolack di Aliou Kanda. président Macky Sall moom confirmé na kii di Modou Ndiaye Rahma ngir daal mu jiite liste communale bu Kaolack donte sax ñi nga xamante ne ànd nañ ak Mariama Sarr d'accorduñ ci te génn nañ fan yépp di ñaawlu ndogal loolee tukkee ci Macky Sall kii di Pape Demba Bitèye di directeur général bu Sénélec moom it Benno Bokk Yaakaar moom la tànn ngir département bi te déposé nañ liste bi waaye Yewwi nag ñoom ki ñi tànn rek mooy kii di Maodo Malick Lo bi nga xamante ne moom mu ngi bokk ci parti bu PUR lépp rek ngir jonganteek coalition présidentielle bi nga xamante ne moo ne ci mairie bu Kaolack docteur Rose Wardini bu coalition gox yu bees moom it déposé na listam ci commune bu Kaolack donte nag listam bi amul ci département bi leneen li ñu mën a tënk rek mooy kii di Serigne Mboup coalition ànd defar Kaolack déposé na listam ci commune bi ci département bi coalition ànd defar Kaolack Mohamed Benzeloun lañu daal di tànn ñu wax rek ne coalition bu Fadel Barro di jàmmi gox yi déposé na listam it ci commune bi ngir jàkkaarloog Benno Bokk Yaakaar waa PDS bokk gis-gis ñoom parti yooyu le ku nekk demal na boppam ci commune bi Benno Bokk Yaakaar nag ci département bu Guinguinéo maire yi nga xamante ne ñoo fa nekkoon ñoom ñëpp le reconduire déposé liste yi ba ci sax Nioro daanaka lu ni mel moo am ndaxte maire yu bare dañ leen reconduire déposé liste yi ba mu des ci commune bu Porokhane ak ci Nioro. ba tey ñu desandi ci wàllu bi la yoon Ziguinchor la ñu jëm foofu it déposé nañ liste yi ba noppi muy coalition yi nekkee foofu yëpp ak parti politique yi bëgg a jongante ci mairie bu Ziguinchor wàllu Sénégal muy coalition bu mag boobee nga xamante ne nag maître Abdoulaye Wade moo ko jiite foofu it ñoom itam nee nañ pare nañ ngir bokk ci boole jongante du samay kaddu yi coordonnateur départemental bu Ziguinchor la bu rek wàllu Sénégal foofee di Toussaint Manga ginnaaw gi nag da doon janook taskatu xibaar yi ba ñu déposé seen liste ba noppi ñu teewlu ay kaddu. ko bëgg naa tam préciser nii fii si Ziguinchor la grande coalition dañoo jël option dem seulement si élection conseil départemental. ndax lan waaw ay option la xam nga boo bëggee andi sa pierre sa liggéey si sa réew forcément doo sóobu lépp da ngay tànn loo xam ne jàpp nga ni fi nga toll loolu nga mën a sóobu ko loolu rek par réalisme et par voilà. foog nañu ni ci département bi am nañu ay innovation la ñu bëgg a andi am nañ ci ay projet donc bu jotee nag bés ñu ñëw ci mairie bi dinañu ñëw ci mairie mais pour le moment ci département bi la ñu concentré wu ci élection yi. déposé ab liste nag taxul nga mën a bokk ci yile jongante du samay kaddu yi expert électoral bi di Ndiaga Sylla la ginnaaw nag ba mu jàppee ni mën nañoo sax daal di neenal liste yi bu fekkee ne nag la ñuy wut wala la ñuy sàkk amoo ko ci wàllu wu nu mel ba tax na nag commission yi ñu dénk wàllu wu nu mel am na ñaari fan ngir mën a indi seen ab réponse ci wàllu wu nu mel ñu teewlu ay kaddu. dañuy wax ni liste boo xam ni matul duñ ko jël ndaxte liste bi
bu ñàkk a mat mooy bu manqué benn titulaire wala benn candidat wala benn suppléant rek liste bi dañuy considérer ni c'est une liste incomplète. Liste bu ci nekk tamit da nga war a respecter maanaam parité. am na ay informations yi ñu lim léegi nga xam ne dañ koy accompagner ak pièces yooyu carte d'identité wala extrait de naissance dañ ko war a joxe ci dossier bi. am na tamit lu ñuy wax quittance ak attestation bi nga xam ni wane na ni yow fay nga donc caution loolu tamit boo ko indiwul dañuy concerner ne liste bi tamit matul. bépp liste boo xam ni maanaam entité indépendante wala coalition moo koy déposer dafa war a avant muy déposer moom mu wax maanaam tur bi nga xam ni moom la jox coalition wala entité indépendante. ñu desandeek Ndiaga Sylla ginnaaw bi mu ñëwee ci liste yi bu fekkee neenal nañ ko nag daal dinaa wax it li jëm ci wàllu recours bi naka la candidat bi di def bu fekkee ne bëgg na dugal ab recours ñu teewlu ay kàddoom ba tey. dañuy saytu bu gaaw rek maanaam pièces yi moom la ñuy wax recevabilité matérielle léegi nag ci suba ga ñoom am na ñaari fan pour gën a mën a maintenant yaatal seet bi pour xool ba xam ñi déposé candidat méngoo na en fait ak dossier yi nga xam ne laajoon nañ leen su ko defee nag fekkee ni dossier yi am na lu ci manqué wala am na loo xam ne matale wuñ ko loolu dañuy saisir mandataire bi loolu dafay wéy ba keroog maanaam ñuy toll ci fukki fan ak benn ci weeru novembre nga xam ne ci la préfet yeeg sous préfet yi war a maanaam jël arrêté wax ni maanaam ñi jébbaloon seen i dossier de candidature parti yeeg coalition yi ak entité indépendante yi yii lañ ci nangu yii ñu moo ci waaye ci diggante bi bu fekkee ni maintenant am na loo xam ne matul moom la ñuy wax irrecevable. ñu daal di àddu nag ci leneen jëm ci wàllub rek jafe-jafe yi nga xamante ne client yi nekkee ci banque yi lu ci ëpp dañu koy jànkoonteel mu mel ni nag loolu tax na ba rek association bi ëmb client yi nekk ci banque yi daal dina ñëw jukk sol seen dàll daal di ñaax nag askan wi surtout lu jëm ci wàllu épargne yi ñu dem fële ca Bawol fekk fa sunu ndaw luñ fa toogal di Abdoulaye Diagne. kër yi liggéey ci xaalis jawali ci Touba jamono yooyu lee dencal sa bopp doon lu leen di gàllankoor ci seen wàllu liggéey. xaalis booy denc sa kër amalul njëriñ état amalul njëriñ banque yi fi ne wóorul janax yi jaar fa wala boo ko lakk am wala sinistre am nga ñàkk sa xaalis. ci lu ni mel ak SIF gis ne war nañoo xiirtal client yi ci